Salaam guys, ahlan wa sahlan. Bu ngeen déggee nuyoo bi xam ni yéen a ngi sur la Conscience TV 45 siyaar màggal ak bégee bu wér. Gars yi temps yi game bi dafa yëngu, game bi dafa jaax, moo tax ñun itam ñu ngi jéem a bañ a bàyyi train bi mu dem bañu fi. moo tax tey nag ñu ñëw defaatal leen spécial toj jax bi show. Encore une fois ñu nekk toujours ci canapé coow bi nga xamante ni bi Hakill ak Karbala la opposé, mais dañu commencé gis mu commencé maintenant di élargir ñu bëgg nag ñëw toj canapé flow x bi Hakill dóor. mooy loolu parce que tontu na Karbala en un temps record suñ ko mënee wax noonu, parce que ñun ñëpp dañu foogoon ni day jël temps am xoos, mais dafa mel ni sa waay affaire yi dafay inspiration bi instant bii nii dafa nekk di ñëw. En tout cas albumam bi ñu ngi koy wéet bu baax a baax jël leen lii ñu ñëw raa. lëndëm ci leer la mën a amee dara, mais bu songee guddi kenn du ko gis. ñi foog ne ñemee nañ lu métti même buñ géntoon sama dundu rek dootuñ ko bis. kuy wax baanaal ak yàlla mooy jikko miis, boo doon kuy xalaat doo song ku dër kiis. mais nag junga fii Karbala kabaral xaar ma nag sa diggi bopp bi la nara puub dabala. ay ba ñu dëmm nga si mais di nga dekk xiif, say rango ñooy xorom sa ciit. akil moo ne sa biir bu tiit acide sa sitit du nit waaye bomb nga biir. booy mu nga bu gis këriñ da tudd sëriñ rek nga gis sa bopp xërëm shit. si kat la naroon yam nga def loo ma canapé flow x porno la yaay sama bitch. nee nga rappeur bu nekk ci tolof nga rang ma dolli la yeneen 10 000 problème. échelle nga bëggoon pour yéegaat ma ci bàmmeel nga dugg suulaale say problème. du rek nga mën comme bind katu proverbe rab bi fayu la lu dul li lay drogué. jaamaru yaa leen njëkk a indil défaite bu dee dañ la liggéey maa lay yóbbu retraite. samay rongo ñooy sama deretu ru malakal mawti rek moo ko mën a gis. boo amoon ay mbokk duñ la bàyyi nga ñëw songu ku la mën xaru la du dee fii. mbay peex nga may jox booy rab jugal fii nga yuuxu rek ni gel buñ jutal fiis. du ma tapet saa yoo déggee dama ruux daa fekk fi nga génnee laa ko jugal fiis. lamb nga nag ba daj sa papa fiis fi frontière la doo jàll c'est pas possible. rappeur yëpp laay jëb roof sa tat si génocide la nar a def wala sapeur police. maa gën a réew apprenti carapide bu baaxee ñu dem la lay xaaral ci gare nga may sa garagiste. may sa feebar kenn yoru garab bi kenn du la sauver même pas yarab bi cas communautaire arab bi. foog ba diggi géej foog sa héritier foog sa équipé dum sax hésité dam la rey ci pet noppi te liggéey mbébébéb ni béy cëbi cëppi rek akil festa dam la nar a chat comme tu pas bigé ba sa carrière da avorté ngay ut keneen ku la biiral. man toron bi rek moo ma tax a jóg waaw te yéen ñëpp canapé bi moo leen tiital. tux nga yamba ba foog ne man may tax nga takkaat gasa bàmmeel ba pare di laaj ko ci duggal. waaw première partie wu son bi mi ngi noonu suñ ko mënee wax, parce que ci partie bi ñu leen jox la ñu gën a remarqué pic yi muy sànni ki nga xamante ni bi mooy Karbala, wala boog réponse bi mu indil à Karbala bi mu ko gindilee canapé coow. ñu gis d'entrée mu ñëw indi lëndëm ci leer lay mën a am dara, mais bu songee guddi kenn du ko gis. foofu mu ngi tontu Karbala direct, parce que Karbala moo doon wane ni moom wala boog moo doon woote ni moom dafa lëndëm. mu ne ko nag moom Hakill bi la xam nga lëndëm moom ci guddi lëndëm du am njariñ kenn du ko gis. loolu la bëgg wax, loolu la wax foofu noonu nga xam ne déjà dafa ñëw rek nga xam ni sa waay tey narul jàmm tey moom mooy loolu. canapé flow x bi moom dafa mel ni dina wuyoo turam. ñu continuer dégg ko mu ne ñi foog ni ñeme nañ lu métti même bu ñu géntoon sama dund rek duñu ko biis. foofu dafa bëgg wax leen moom li muy dund gars yi di woote métti yëpp di ko song di ko xoos. képp ku ci imaginer woon Hakill exactly wala nga gént li Hakill di dund rek sa waay ci gént rek da ngay daw astamala nag ngeen ne da nga koy jéem a dund da nga koy jéem a tëkku. ñu dem gisaat beneen pic mu ne lan kuy wax bàyyi naa la ak yàlla mooy ki ko miis. boo doon kuy xalaat doo song ku dërkiis. foofu mi ngi wax ak Karbala naan Hakill nekkul kuy wax bàyyi naa la ak yàlla, c'est-à-dire Hakill doo ko tooj mën na la bàyyi naa la ak yàlla da lay tontu da lay fayu ba pare fayu bi day mën nañ ne sax day toñaar bi en bon wolof mooy day ñëw def plus que yow li nga ko jox da lay dóor ba damm yat wa yaa ma gën a naw. loolu la fa wax. mu ne nag Karbala mais nag juum nga fii. Karbala kabaral xaar ma nag sa digg bopp bi la nara puub dawala. mooy loolu foofu jarul ñu fi nekk di rey suñu bopp, expliqué na boppam ba pare. mu ne ay ba ñu dëmm nga siiñ mais di nga dee xiif, sa rongoñ mooy xorom sa cin. Hakill moo nekk wala Hakill moo nekk sa biir butit ak sil sa siti du nit waaye bomb nga biir exactly
comme que moom dafa goxaloon gars yi benn mer wala boog Karbala dafa jàppoon ni dafa goxaloon Haykil benn mer parce que Haykil dafa duggoon ci xeex boo xamante ni bii Karbala jàpp na ni Haykil du woon xeexam mu goxal ko mer. Haykil nee na ko bomb nag te bomb boo xamante ni bii mi ngi sa biir su explosé yow mi nga xamante ni bii si sa biir la nekk lay gën a gaañ wala lay njëkk indil problème sax balaa keneen. donc Karbala xeex bi muy woote moom moo ci njëkk a gaañu sax que ñeneen ñi. loolu la ko bëgg a wax foofu noonu. ñu continuer dégg ko mu ne dañ tudd sëriñ rek nga gis sa bopp xërëm shit ci 4 laa naroon yem nga def loo ma canapé flow x porno la yaay sama bitch nee nga rappeur bu nekk ci tolof tolof nga rang ma dolli la yeneen 10 000 problème. foofu mi ngi def name dropping di shout out 10 000 problème mais laataa muy shout out 10 000 problème day expliquer parce que Karbala mi ngi ko doon wax yow yaa njëkk a wax waxu xërëm kon soo ko bëggee démentir da ngay weddi sa bopp. mu ne ko nag biñ tuddee sëriñ rek yow nga gisi sa bopp xërëm shit c'est-à-dire que Karbala moom la sëriñ tiital quoi ou quelque chose de genre moom moo focus ci loolu. or moom waxeewul woon fi ko Karbala déggee loolu la fay expliquer. ñu continue ci kanam déggaat ko ba tey mu ne échelle nga bëggoon pour yéegaat mais ci bàmmeel nga dugg suul la suulaale say problème dul rek nga mën comme bindkatu proverbe rab bi fayu la du dul li lay drogué jaamiru yaa leen njëkk indil defet bu dee dañ laa liggéey maa lay yóbbu retraite. foofu Haykil dafa ñëw dal ci kaw ki nga xamante ni mooy Karbala dëgg parce que nee na ko échelle nga bëggoon pour yéegaat dafa jàpp ni Karbala fi mu toll nii dafa wàcc ba suux. mu ne ko mais ci bàmmeel nga daanu parce que Haykil yàgg na wax ni moom néew la ku dee ba pare c'est-à-dire que sooy ñëw di wax ak moom kon ci yenn yi que moom dafa dee ba pare dugg nga ci biir bàmmeel suuxlu nga exemple loolu la koy wax foofu noonu. mais tamit ci ego tripping bi Haykil nekk daf ko bëgg a wax ni su fekkee ci man nga yaakaar pour redorer sa blason pour yéegaat lekkaat level bi nga nekkoon c'est impossible man au contraire dama lay gën a suul loolu la ko fa bëgg a wax. rab bi fayu loolu lu dul li lay drogué dinañ ci ñëw parce que amoon na beneen mesure boo xamante ni bii ça fait allusion à ça. jaamiru yaa leen njëkk a indil defet bu dee dañ laa liggéey maa lay yóbbu retraite. foofu mi ngi expliquer parce que Dip ak Karbala dañu amoon clash te Karbala ci clash boobu la jógee xam nga jaaroon ci ay tolof tolof d'après li mu expliqué. léegi nag mu ngi koy ne jaamiru yaa leen njëkk a indil defet parce que moom jàpp na ni ci clash boobu noonu par exemple Dip moo gañe woon Karbala loolu la Haykil jàpp. comme que foofu dafa jële woon defet bu duggee ci Haykil te moom mi doon wax dañ ko liggéey foofu su duggee ci Haykil mi nga xamante ne bii à chaque fois da koy revendiquer moo dàq rab sax ki ko joxoon defet boobu wala ki ko liggéeyoon noonu day koy yóbbu retraite. mooy loolu sujet de mot bi la indee punchline bi. mesure bi ci topp nag bokk na ci mesure yi may gën a neex parce que ci ego tripping nga dégg mu ne samay rongoñ ñooy sama deretu ruu malaakal mawti rek ka mën a gis. Haykil daf la bëgg a wax foofu lenn amul benn rappeur bu nekk ci game bi bu ko mën a diis wala bu ko mën a def lu koy métti ba tax muy jooy wala affaire yooyu noonu. moom rongoñam nee na rongoñam mooy deretu ruwam te deret tant que circulé wul ci nit dundoo mën nañ ko wax mooy loolu. donc moom kiy jël si ruwam malaaka mawti kese la quoi te ñun ñëpp mooy loolu képp ku gëm xam nga ni malaakal mawti mooy ñëw jël si sa ruu donc keneen ku dul malaakal mawti mënul def Haykil dara loolu la fay wax. ñu kon ne mu ne boo amoon ay mbokk duñu la bàyyi nga song ku la mën xaru la du defi du ma tàppet saa yoo déggee ma ruux dafa fekk fi nga génnee laa koy dugal fiis. foofu dafa sal honnêtement dafa sal. avant foofu nag temps yi dafa am lu ñu jaaxal mooy période décembre bi ndalu abaa bi la gars yi jàppoon la rappeurs yi jàppoon rek ku jël sa morom rek paas ki ci des mais temps yi moom Pa Mbay Peex late na rappeurs yi sonal lañ ko lool mu jaaxal ñu. fi muy ne duma tàppet saa yoo déggee moo ruux daa fekk fi nga génnee laa koy dugal fiis. foofu lu tax ma ne dafa sal parce que Karbala moo ko waxoon danga gàddaay te dañ ko tàmm di ko wax sax surtout Haykil parce que tout juste après clash bi mu fi amoon ak waa Reptile Music ba BMJ tontu woon ko Marwan Haykil dafa demoon France foofu la nekkoon di préparer album moom et tout. léegi nag à chaque fois gars yi dañ koy ne da nga gàddaay da nga ruux quoi da nga daw coow li. léegi nag fii mu ngi tontu Karbala parce que Karbala waxoon na ko aussi mu ne ko duma tàppet saa yoo déggee moo ruux rek dafa fekk fi nga génnee laa koy dugal
nit nag dafa am suy judd suñ la césarienul bu dee par voie normale dafa am fooy génnee foofu lay wax moo tax ñu ne dafa sàll bëgguñu jaar exactement ci tur bi par respect moo tax. ginnaaw loolu nag daf ci teg benn enchaînement bu époustouflant mën nañu ne enchaînement boobu mooy continuer ba fin duñ leen mën a jox enchaînement bi yëpp parce que mënuñ ko defee rythme boobu noonu mais dañ leen ciy génneel partie yi nga xamante ni bii mooy gën a marquant ci clash bi ñu jéem leen ko tojal mooy loolu. yi muy wax lam nga daj sa papa fils fii frontière la doo jàll c'est pas possible affaire yooyu noonu mu ne génocide la nara def. woo leen sapeur police xam nga foofu mi ngi avertir mu ne maa gën a réew apprenti car rapide bu baaxee ñu dem lan lay xaarati gaare nga may sa garagiste may sa feebar kenn yorul garab bi kenn du la sauver même pas yaarab bi foofu nag kii li mu wax ëpp na sincèrement dañ koy wax ëpp na mais bof anyway suñu continuer ba ci kanam dañ koy dégg mu ne duma sax hésiter dam lay rey ci pet noppil te liggéey mbépp ni béy cëppi rek xëykil day fay sa xam nga dem mu ne dam laa nara shot comme Tupac bi gi booy sa carrière daa avorté ngay wut keneen ku lay biiral man trône rek moo ma taxa jóg waaw mais yéen ñëpp canapé bi da leen tiital foofu mi ngi expliquer comme quoi que moom trône bi moom dafa bëgg diriger game bi donc soo ko déggee daf lay wax ni game bi fi mu toll nii am na koo xamante ni bi qu'on le veuille ou non moom moo nekk ci trône bi moom foo kooku la soxlawul ñii fi muy daanelee nag mooy tox nga yàmbaa ba foog ni man maay tax nga tàkkaat gas sa bàmmeel ba pare di laaj kan nga siy suul am na mesure bu ñu leen waxoon sànq ci kanam dina ñëw mi ngi nii mooy tux yàmbaa bi parce que Karbala ci live bi mu doon def dafa doon wax jàpp nañ ko fii ndax problème mu yàmbaa boo xamante ni moom moomu ko woon mais ki ko moomoon itam abuwewul woon ni ko moom moo ko moom ñu jël ko 15 jours mooy loolu Hakill lii la jagleeloon Karbala ñu xool ci kanam kan moom wala ñan ñoo moom li ci des. son bi mënul jeex te génnew ma ci asaka c'est son kenn du ko gis ba koy déglu même boo génnee projet tuddee ko uti ko shit underground nga nekk te fa nga nara deewee torox sonu caché kañ nga ko gën a tëyee ci kaw laa jëm te ay arme rek ñoo may gunge ku ne ci dëj kenn du ko laaj nu mu koy dunde fuck you nigga fuck you nigga bon ya boobu leen ma sonal la mu nekk ci job nekk waaj album bi ngeen di man perte mo temps ni fuck you waay doomu crapaud yi ngeen doon fii nag mi ngi ciy wax ak Dizzy ak projet bi mu génnee yàggul uti ko borom uti ko bokk ñu continuer ñu ngi koy dégg mu ne son bi mënul jeex te génnewuma asaka foofu nag soo dégloo Authentic Zeus ak Hakill ñoo bokk label Authentic Zeus yàgg na woowee Dizzy Biscuit bi léegi nag pour peut-être demaat ci logique boobu noonu wala ci champ lexical boobu moo tax mënuma génnee asaka parce que ñun fii tàmm wala Biscuit bokk na ci li ñu gën a baaxoo di génne suñuy joxe asaka foofu nag mi ngi wax ak Dizzy mu ne ko say son kenn du ko gis ba koy déglu même boo génne woon sax projet bu tudd wuti ko lii du pic lii dafa leer nañ moom moo ko moom underground nga nekk te fa nga nara deewee torox sonn kase kañ nga ko gëja te ci kaw laa jëm te ay arme rek ñoo may gunge ku nekk ci dëj kenn du ko laaj nu mu koy dundee foofu nag soo xoolee lancé na pic c'est vrai Dizzy mais menacé na aussi ki nga xamante ni mooy Dip Doundou Guiss parce que nee na Dizzy ci ënd bi la nekk dafa lay des c'est-à-dire du évoluer mais nee na ci kaw laaw jëm te ay armes rek ñoo koy gunge donc ki nekk au sommet actuellement au Sénégal qu'on le veuille ou non c'est Dip Doundou Guiss moom kooku la soxla te su fay dem nag ay armes kese ñoo koy gunge donc suy dem pour jëli trône bi ay armes kese moo koy gunge loolu la fa wax li ma jaaxal nag mooy démb Karbala bi muy ñëw di clash daf ci boole Dip nga xamante ni bii en fait jàppoon nañ ni bokk ci tey Hakill ñëw sànni pic Dip ak
mu doon nag lu ñu jaaxal pourquoi Dip ak Dizzy Kha waa Reptyle ñu boole leen ci xeex bi ndax ñooñu tamit dañoo war a dugg wala wax leen ñu seen xalaat Tonn Jax bi sow jeex na bra bang bang